la chaîne qui nous rapproche de la réalité. asalaamaaleykum mbokki diaspora di nuyu aussi waa Sénégal yépp di rek wax ni waxtaan bi waxtaanu jàmm la waxtaan la boo xamante ne mënul woon ñàkk Sénégal Actu yàgg a jug taxaw di xeexal doomi Sénégal yi nekk bitim réew bu ñu gisee nag kenn ci ñun nekk ci ay tolof-tolof yoon la ñu jug interpeller état du Sénégal ñu war ci wax muy benn injustice bi nga xamante ni dafa tegu ci kenn ci ñun ndax mënoon naa nekk man mënoon naa nekk keneen ak keneen muy le cas Boubacar Seye bi ngeen xamante ni dégg ngeen démb ba tey jàpp bi nga xamante ni jàpp nañ ko fële ci aéroport bu Blaise Diagne mu nekk loo xam ne dañuy koy ñaawlu jusqu'à notre dernière énergie dama bëgg nag tey ñëw waxale exactement lan moo xew dëgg-dëgg boobu ba tey wax ji bari na gis nañu sortie bi nga xamante ni ñii di waa police def nañ ko mbur pour rek wax ni dafa amoon interdiction de sortie mu génn dinañu si indi tey dëgg-dëgg nan la mbir mi demee ak gannaaw ba ñuy defee ay investigation ci coow lii Boubacar Seye dafa defoon benn sortie di interpeller état du Sénégal ci benn montant bu toll ci 118 milliards yoo xamante ne dañu ne Union européenne ñoo ko financé woon Sénégal ngir ñu war a mën a xeex immigration irrégulière bi mu ne naw état du Sénégal wax fu xaalis boobu dugg naka lañ ko jëfandikoo loolu la wax mu dem tukki ba mu demee mu yegg jël puce Sénégalam dugal ko ci téléphone am ci la jot gis benn numéro boo xamante ne woo na ko 3 fois moom Boubacar Seye moom moo rappelé sa numéro ba mu wootee numéro boobu waa ji présenté wu ne ko man la gendarme diw bugguma wax tur bi mu ne ko mu saafoonteeg moom nuyoonteeg moom waa ji wax ko raison wu appel yooyu mu ko doon woo bu taxoon mu ko doon woo ci la ko expliqué ne kat dafa amoon benn déclaration bi nga defoon monsieur Seye bëgg nañ ñu nga ñëw ñu déglu la si ngir ñu war a mën si am ay leeral ak li nga wax ñu foo ko teg mu ne leen jamono jii nekkuma Sénégal damaa nekk bitim réew wax man sama njaboot ñi ngi Espagne mais fàttali ni Boubacar Seye est de nationalité espagnole la donc Union européenne aussi dañ leen si interpellé waaye su ma ñëwee Sénégal dinaa ñëw wuy si leen indi ay firnde si li nga xamante ne moom laa wax ak fu ma ko teg mu ne ko waaw ñi ngi lay déglu boo ñëwee nga def ñu signe ci loolu nag ci la ñibbisee démb wàcc aéroport à sa grande surprise ñu capturé ko jàpp ko yóbbu ko section de recherche bu Colobane d'après information yi ñu si jot nag mi ngi si jàmm ñu ngi koy traité dans de bonnes conditions fekk na fa ay nit ñu baax ay nit ñu jullite ñu dalal ko waaye loolu nag yemul nit ki liberté bi nga mën a am sa biir kër mënoo ko am feneen ndax ku xam Horizon Sans Frontières lu ñu yàgg a xeexal lii di intérêt diaspora bi je pense que ni état du Sénégal son rôle c'était jéem a soutenir Horizon Sans Frontières ñu gën a war a mën a taxaw parce que malgré ces maigres moyens yi ñu am ñu ngi si def seen liggéey képp sénégalais boo xamante ne am nga ay jafe-jafe ñoom nga ñuy contacter sénégalais bu ñu rey ñoom seen xel ñoom la ñu njëkk a contacter bañ na ko balaa presse sénégalaise sax bu amee problème immigration seen xel yëpp si Boubacar Seye lay daj donc ku mel noonu ñu taxawu ko mooy lu ñu war soutenir ko mooy lu ñu war ñu teggil ko injustice bi ñu ko teg mooy lu ñu war Ousmane Sonko taxaw na fi accusé de 94 milliards yoo xam ne ba tey mu leeru tudd si ay tur ba tey waxuñu dërëm fu mu dugg sénégalais ba tey 94 milliards xamuñ fu mu dugg
kii ñoo taxaw interpellé état pour ngeen leeral 118 milliards ngeen bëgg jël jàpp tëj ah Sénégal daal léegi moom nii la ku mu am ndey ku mu amul ndey. Combien de fois la ñuy xëy di dégg ay accusations des centaines de millions des centaines de milliards te kenn du ci wax bu fekkee nag intimidé moo tax ngeen bëgg ko def échec ngeen ndax lii gàkkalul image du Sénégal luy seen wareef nag mooy ngeen bàyyi jàmbur mu ñibbi son état de santé ne lui permet pas de rester en garde à vue jusqu'à lundi. On réclame sa libération de suite et sans condition. loolu moom foog mu leer dinañ ci taxaw damay interpeller ñi nga xamante mooy ñoom Alioune Tine ñoom Seydi Gassama professeur Malick Ndiaye bu kenn des lépp lu ñu war a mën a jógee pour jàppale ko mu obtenir sa libération loolu on est tous preneurs nañu jël ñun vraiment réew mi ni ñu ko yoree daf ñu jaaxal kenn dootu fi waxati wala boo waxee ñu bëgg la xoxatal waaye yàlla baax na. ba ñi nga xamante ni fa seen loxo la nekk jamono ji ay nit ñu responsable lañ peut-être nag seen liggéey dafa nekk ordre la ñuy wëyee waaye bu doon ñoom kese xam nañ ni lii jarul téye nit di ko fa téye pendant 3 jours ndax vendredi on est le week-end moo fa toog ba lundi te loolu nag duñu ko seetaan libéré leen ko lundi ngeen woowaat ko mu ñëw à 9h wala à 10h wala à 8h n'importe quelle heure bi ngeen bëggee mu ñëw répondre mais di nga fa téye nit ki. teg ko ci benn banc mu war a noppalu jóge ak voyage coono voyage nu mu métti ngeen bëgg ko teg lu ko dal nag na ngeen jël seen responsabilité c'est engagé lii nag mooy li nga xamante ni moom laa bëggoon a wax indil leen li nga xamante ne moom mooy en réalité li nga xamante ni noonu la fay demee donc musuñu kaa convoqué avant moo tukki loolu pour muy leer benn. ba mu demee ba yegg ci la gis numéro boobu woo ko 3 fois mu woo moom en personne moo woote ci numéro boobu kooku présenté ko moom la gendarme diw donc musul jot convocation musuñu ko interdit de sortir du territoire ndax bu ko defoon tey ba xam ne ñoom fay nañ seen mission fay na parce que génnoon na je pense bu ñu la fiché aéroport doo yegg mukk di génn ñu lay bàyyi nga génn amul donc nag loolu mooy nekkoon raison waxtaan bi di leen ñaanal. ku nekk na nga jug taxaw xam ne lii sa combat la ñu jàppale ki nga xamante ne mooy suñu grand Boubacar Seye ndax kenn ku si nekk mën ngaa nekk à sa place di leen gërëm baax mbokk yi di leen sant jërë ngeen jëf. La chaîne qui vous rapproche de la réalité.